asalaamaaleykum wa rahmatullah ami internet Dakar Buzz TV nuyu nañ leen bu baax a baax di amaat mbégte lool janoog yéen tey nag ñoo ngi fii si Baux Maraîchers ut si ay leeral si lan moo tax chauffeur yi wuyu ji wuñ appel bi nga xamante ne ministre Mansour Faye def na ko. waaw li tax répondre ci appel bi nga xam ne ministre bi def nañ ko parce que olof Njaay ne na ku ndóbin rey sa maam boo seenam tan daw Omar Youm daf fi nekkoon ni syndicat moteur buy tàkk la soo fayee oto bi rek coow li jeex kooku mooy maanaam syndicat du dara léegi nag jógee na fi Mansour Faye ñëw remplacer ko ñu am grève Mansour Faye woote li nga xam ne moo di ay points yu ñu doon demandé ñu tegal ko Mansour Faye wool syndicat yi daje ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen lii ak lii bind kayit jox leen ne leen affaire bi nañ ko bàyyi dinañ ko régler ñu bind kayit joxe kayit boobu ñu bind joxe ñu tas ko ci axlu transport yëpp jox leen ko boo génnee si àll bi kayit woo tàllal gendarme wala police ñu ne kii yilifunu duñu def loo dara duñu waaye loo dara donc kon tey bu ñu demandé ba lii am Mansour Faye woote waat ñun duñ ko dem di wuy ji parce que moom doyul ndax ministre forces armées da ci bokk intérieur bokk ci ak ñeneen juróomi ministre la affaire bi soxal kon juróomi ministre yooyu war nañu mën a toog jàkkaarloo ak syndicat yi ñu tër li ñuy tër ñu bàyyi grève bi delluwaat ci liggéey bi mais Mansour Faye nee na moom juróomi ministre yëpp jox nañ ko kàddu ñun loolu doy ñu parce que daf ñu bindaloon kayit doy fu ñu aw ñu ne kayit yi baaxul kon ñun Mansour Faye mënuñu toog ak moom ba tey di continuer di négocier loo xam bu suwaa dañuy amaat problème ñun kay li ñu bëgg mooy ñi nga xam ne moom la affaire bi soxal ñu bokk toog def jotaay waxtaan ci affaire bi xalaat ci point ñu xool luñ ci mën ñu wax ñu ko luñ ci mënul ñu wax ko fuñ ci juboo ñu bàyyi nit ñi ñu dem liggéey ñun taxawuñu pour lor kenn taxawuñu pour gàllankoor kenn dañuy taxaw pour suñu doléance parce que ñun dañu bokk ci Sénégal ndax lépp luy rouler ci Sénégal chauffeur moo koy yóbbu kon bu ñu demee ba chauffeur tey amatul benn gëdd amatul benn ak lu leen neex ñu def leen lu leen neex ñu teg leen président considéré wu leen ci dara ministre yi fi ne considéré wu ci la ñun nag dañu ak jot na ci mbéjam kanam ñu ngi koy fajal suñu bopp ñun nag ñu taxaw li ñuy def mooy ñun lu ñu fajal suñu bopp nag taxaw freiné suñuy oto ñoo moom suñuy oto ñu taxaw bañ a tee liggéey ba keneen président di addu ci ñun ñu toog waxtaan mën a déggoo waaw parce que ñun daal vraiment sonn nañu parce que ñun léegi deful jàpp ñun awlewuñu ci yoon lu ne lañ ñuy teg lu ne lañ ñuy def amuñ fuñ ko jooyee heureusement yàlla dogal na suñ syndicat yi amoon nañu ay erreur ba ànduñu woon bi ñu demee ba yàlla dogal léegi ñu ànd bokk genn buum bokk di xàccandoo di dóorandoo tey jii gis nañu grève bi ni mu demee ci Sénégal gépp parce que toutes les régions Sénégal gis nañ ni dara doxul kon tey ñoom bu fekkee Mansour Faye tey daa ñëwaat taxaw ni ku mu neex gerewal danañ couvrir képp ku bëgg a liggéey mu liggéey kooku du wàllu kilifte jaboot bu jiitee day xalaat bu rafet boo xam ne nit ñi nañ ci mun a ànd mu wax ko mais wax bi mu wax moom rafetluwuñu ko vraiment séntuwuñu ko nag ci moom parce que defe naa bu lii amoon 2 heures de temps waru ko mun a am ñu régler ko mais bu demee ba am 48 heures ñu naan ay 3 jours mu taxaw ne ku mu neex nga dem liggéey dinañ la couvrir ba ngay parce que ñiy dem déplacé wu Sénégal ñëpp mun ñu leen couvrir ñuy liggéey parce que kooku Sénégal Dakar rek lay waxal mais ñi ne jóge ci région yi nag kan moo leen di couvrir Mansour Faye na seetaat boppam bu baax xam ni nag ay doomu aadama comme moom lay waxal nit ñi am nañu bopp am nañu xel place bi mu toog jëkku fa du fa mucc tey nit dafa jóge mu toog fa dafay jóge keneen toog fa kon na waxtaan ak nit ñi jox delloo leen seen ak ñun day axlu transport couvre-feu am na ñu téy nu 3 mois ñu freiné suñu oto dawuñu kon mun nañ fii ba at mun nañ ko assumer toog ba suñuy soxla fajo ñu mën a dem liggéeyi pare nañu pour toog ba suñuy soxla fajo yàkkamtuñu ci dara bu yàkkamtuwul yàkkamtuñu askan wi kay la ñuy xalaat nag ñu ngi leen di jégalu nag ci askan wi coono bi ñuy jànkonteel mais du ci ñun ci état bi la parce que état bi ñu ngi yor seen i doom seen i particulier ñuy leen di yóbbu ñoom ñu ngi dem fu ñu bëgg a dem ñu gàllankoor askan wi bu ñu ko jëñ nag transport gàllankoorul kenn parce que ñun li ñuy laaj ñun ñoo ko moom dañ ñu ko war a jox ci nii ou na dem nañ nag
fu ne jaar nañ fa mënuñu loolu léegi ni ñu koy faje mooy nu téye suñu bopp ñoom moom suñu oto gaare nañ ko ak ñuy gis lu ñu jaral dox ñu dox ci wasalaam. te yërmande àndu ca xamal la ngay def ci neen lay mujj te ci yàlla lañ bàyyi ko ci yàlla la ñuy dellu de njiit nag manta ñàkk sa doom sax danga koy doyloo mu jiite la waaye wax dëggug yàlla ñu ngi doon jéem li ñu man waaye bu nu fàtte li nu fi indi moo nu yóbbuwaat te bu la yóbboo sa jëf rek bu boobaa moo lay sowe yal na doon nag jëf ju rafet yéen ñi it lii leen yàlla tege lii seen nattu la ndax yàllaa leen teg seenu liggéey ngeen liggéey lii nu nit yàlla teg nu sunub nattu muy méccam sofoor yi nun nu doyloo sunuy syndicat ak sunuy njiit yi nu fi teg lu nu doon sunuy doom ñu ngi dox ci li nu bugg fuñ ci toll it ñu ngi nu koy wax la des nag mooy kenn ku ne na nga xam yàlla mooy sa borom de te di nga dellu ci yàlla te coono yëpp man naa ñàkk defal ma lii laay mani manuma lii nu bokk ànd bokk yéene am jom te dem liggéeyi waat lii daal lan ci xam noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm. léegi lan ngeen na pour bu dee ministre yooyu yëpp nanguwuñ leen recevoir. ministère yi bu fekkoon ne ku ndobin rey sa maam boo gisatee ndobin daw xam nga bu doon bu njëkk ministère yi dañoo respecté woon li ñu waxoon Mansour Faye kon la leen Mansour Faye jox mu déggu ci ñoom kuñ ko woon nga rafetlu ko waaye boo wonee alkaati mu ne lii sunu kilifa yeggewunu ko loola dikkaat lu mel noonu dikkaat ña nga waxtaanaloon du ñu nangu waxuñu dëgg waaye nit ki da ngay respecté sa moromum jullit ba waxuma la nu di mag de ay boromi responsabilité sunu doom yi ñu teg ci yoon wi ñuy dem ak a dikk la ñu nuy jële ca réunion yi dina ko wax doyloo nanu loola nag képp Mansour Faye ñu yebal ko ña ko yebal war nañoo informer ñañu nekkal ne leen lii lañu juboo nun ñëpp na ngeen ko respecté jàmm na ñooy joboot jàmm rek ay mbokkam jàmm rek yal na leen yàlla doole dimbale te yàlla def ndox mu sedd ci lii defal ko borom réew mi te def ko ci réew mi jërëjëf jëf nañu jóg nag daar nag pour régler ko balaa ngoon. waaw xam nga loolu moom escalier la kenn ku nekk daa am ku la gën a kawe kilifa yi nga xam ne ña nga ca loolu ñoom loolu la ñuy dox loolu moo leen soxal ñun tamit li ñu soxal mooy li ñu kilifa yi wax moo ñu soxal mooy ñu gaare nekk benn ba kenn bu mu buuse fi mu taxaw ñun loolu la ñu liggéeyloo te ñu ngi koy def encadré booy yi kenn bañ a yàq kenn bañ a def lenn loo xam ne day tilimal wala day saltel amaan na nag ministres yi ak suñ kilifa yi ñoom ñooy daje muy syndicalistes yi. yaakaar ngeen ne grève bi ba ñaata jour la war a yam. grève moom fu mu toll nii mënuma la wax ay jours ndax bu gars yi nangu woon léegi buñ jubóoyee ñun buñ ñu woowee téléphone ne d'accord nañ point yi suñ kilifa yi wax ñun bu subaa ñu daw yi wala léegi ci ngoon gi oto yi commencé daw suñ d'accordul tamit ñun mos nañoo taxaw 3 mois mën nañoo taxawaat 4 mois. mais est-ce que yaakaar ngeen ni boo leen jàppee fi ngeen jàpp ñoom tamit ñu jàpp fi ngeen jàpp solution dina am. waaw solution day am ndax kenn ku nekk tey ku taxaw fii rek gouvernement nga gouvernement du benn nit tey ñun ñi taxaw nii kenn ku ci nekk sa kër am na police wala am na gendarmerie wala bu fa police nekkul gendarmerie nekk fa avocat nga fa wala député wala et cetera kon ñun ñooy gouvernement bi gouvernement mooy nit ñi du Macky Sall rek moom benn non du kenn rek du gouverneur rek wala du ministre rek ñun ñëpp ay gouvernement lañ ñun ñooy mujj bàyyi rek askan wi mooy gouvernement bi foog ñoom ñu bàyyi fekk suñu loolu force la. ñu doon sonn chauffeur dañoo sonn ñëpp a sonn dañoo war a jàppale Macky Sall wax ak doomu aadama yi ndax en mi gagné réew mi dafa ñëw ci doomu aadama yi wax ak ñoom surtout chauffeur dafa sonn fii ku fi chauffeur am na doomu colonel chauffeur am na doomu général chauffeur am na doomu marabout chauffeur yàlla may na ko lu ne ci àdduna bu njëkk chauffeur mooy noble ñun suñu papa dafa dem première guerre mondiale dafa dem guerre mondiale ñun suñu papa mi ngi amee permis de conduire en catégorie dafa dem armée am permis de conduire man sama mag bu jigéen moo fi njëkk a dawal camion ci Sénégal muy Oumy Ndiaye man doomu El Hadj Daouda Ndiaye laa dëkk Ngaye Mékhé Macky Sall na gën wax ak askan yi ndax lu mu mënti doon si askan yi ko fal te chauffeur yi ñoo ko fal te doomu aadama yi mooy chauffeur yi ku fi tey ji am lu baax chauffeur yi la
parce que Mouhamed laa la giñal Macky Sall na wax doomu aadama yi Macky Sall chauffeur dañoo sonn chauffeur yi mënuñoo leb ci banque bi ay 22 millions ay 40 ay centaine de millions jënd seen oto Macky Sall di leen seetaan réew mi bu chauffeur bu ñëpp mel ni chauffeur gendarmerie di jóg police du jóg eaux et forêts di jóg ndax chauffeur xamul sàcc chauffeur xamul fenn chauffeur xamul naafeq chauffeur foo ko fekk mi ngi liggéey ci otoom chauffeur dafa lu mu am ci àdduna oto ko may chauffeur agressé wul chauffeur sàccul chauffeur mooy yàlla chaque jour que je fais chauffeur ngi liggéey amul guddi amul bëccëg Macky Sall bu toogoon ba 4 heures du matin woo chauffeur mu dem mu dawalal ko Macky Sall bu toogoon ba 2 heures du matin woo chauffeur mu dawal ko amul ku koy def amul benn à part forcé amul kenn ku koy def billahi alkaati yi sonn nañu alkaati yi ñun kenn mënuñoo jaxasee ak ñoom gendarme bi kenn mënuñoo jaxasee ak ñoom kenn mënuñoo jaxasee ak benn homme de tenue maa la ko wax ndax ñun homme de tenue ñun ak ñoom ñoo ci tali bi ñun la ñuy dox ak ñoom ñoo ko xam ñun amuñu homme de tenue problème ñun état la ñu amal problème ñun amuñu homme de tenue problème de ku la ko waxul dëgg amuñu gendarme problème amuñu douanier problème amuñu gendarme problème amuñu kenn problème ñun état la ñu amal problème muy Macky Sall da wax ak chauffeurs yi wax ak transporteurs yi waaw. bon sama intervenir daanaka mënoon na maa noppi ndax sama collègue yi wax nañ lépp ñun suñ problème ñun niti oto yi du leen lu dul état daf ñoo seetaan du leen nag lu ñu mës a defal te population Sénégal bépp xam nañu ñun état ñun la gën a suufeel ñun la gën a teg ci ginnaaw problème mu changement de parking bi ku la yéene wut jàmm du la changer parking mais au maximum nit ñaa ngi góorgóorlu ba jël seen i papier ak jël seen i kër ñenn ñi seen baay jàpp leen ñenn seen i mag dem ci banque yi lépp xaalis jënd ay oto yu seer lépp ngir bëgg a satisfaire population bi mais état mayu leen jàmm mayu leen salaam fi mu ne gerew bi ñun ñu ngi koy wax mais ñun la gën a naqari ndax yow bu la leeree nañ ne da ngaa war a fay tereetu banque bentoo du yàgg dara ñu boole ko yow bu ndoxataal la téye la mënoo seq benn tànk jëm fenn clientèle yi bu ñu yaakaar ni ñun chauffeur yi ñoo créé affaire bi déedéet état la état moo may nu mu tuddati état moo may homme de tenue ci kaw tali bi loo xam ne nii ñoom mayu ñu jàmm homme de tenue bu ñu leen mayoon jàmm jox leen lañ war a am duñ ñu sonal ci kawub tali mais boo jëlee nit ki jox ko arme jox ko fetal lépp taxawloo ko ci kawub tali te doo ko satisfaire doo ko jox la ko war mu war a yor waa këram il faut que mu bundu xataal ñu ci kaw tali bi léegi nag ñun li ñuy ñaan état lenn dong la ngir yàlla ak yonante bi bu ñu mënta changer suñu parking bi dimbali tout tànk yi nga xam ne nii boo xoolee population bi nekk ci oto rek waroon naa tax Macky Sall xippi bëtam xool bu baax liy dund ci garage yi ay xale yu ndaw man sama classe gi moom jëlal naa ndax ñun daanaka dem na retraite wante tout tànk yi nekk ci biir gare routière yi dañ leen a war a xool nu ñu leen jàppalee lii nag ñu ngi ciy wax mais man damaa amaat beneen point bu may wax lii dañ koy xeex pour ñëpp mais état bi na jóg jàppale ngir yàlla ak yonent bi chauffeur yu ndaw yi ñu embauché leen di leen fay seeni droit parce que dañoo téye oto yi nii rek pour affaire population bi yëpp ñuy kaas mais ñun ñi nga xam ne ñooy niti oto nekk ci secteur oto yi lii suñ problème mooy chauffeur si nañ leen jàppale ñu leen embauché di leen fay ay droit daanaka looloo waroon a gën a sabab geraw bi sax te kenn tudd ko état bi bu jugee ci lii xaw ma lu ñuy tombé d'accord mais nañu jàppale tout tànk yore oto yi ñu embauché leen di leen fay seeni droit ñu mën a ay jàmm ku ci teguwut ci dëgg ñu teg la ay sanction mënu fee ñàkk parce que état ko fi teg ñëpp a jàng ñëpp a xam nañ ni état di doxee état bu la ne la defal lii lam lay wax sa njariñ la sa intérêt la mais nag boo ko booleeg banque loxoom di ñu seetaan di fut la ko war ñi ci ginnaaw duñ mën a def li leen war wasalaam. léegi yéen lan ngeen nar bu dee état fi mu teg tànkam teggiwu ko. non état il faut que fi mu teg tànkam dina ko teggi parce que njaboot gi njabootam dafa tommanteeg ay nit bu ñuy waxtaan même guerre sax bu amee yàgg toog ci table ñaari nit a koy réglé maanaam lii nag coow lee jàpp rek kenn ku mer jàpp mais état dafa yàgg a tànkam lu nag moom kenn ku nekk xame nañ ko mais population bi ba ñu ñoo toog sunu responsable yi ba ñu ñoo toog boo déggee li Alassane Ndoye wax dégg li Gora Khouma wax dégg li Karamba Goudiaby wax nga xam ni ñun ba ñu toog ak état mais toog tamit booy toog da ngay toog ak koo xam ni boo toogee ak moom la ngay wax ak moom dina ko jëriñ wala mu respecté ko wante toog ak koo xam ni lii la ngay wax ak moom bu jigee daanaka fa ngeen ko waxee fa la koy wàcc looloo tax suñu responsabilité yi fi ñu tëyee waane bu ñu leen wanee benn satisfaction ñoom suba ak jàmm ñu bàyyi garab bi mais nag bala ñoo bàyyi il faut que ñu wën leen lu tax ñuy bàyyi parce que ñoom it ay responsable la ñu te ay nit lañu jiite loolu donc moo indi inconvénient bi gaare yi ñu gaare suñu oto yi toog ci garage bi nii defuñu fi dara amaluñu benn njariñ nit ñi nekk ci biir àll bi di dugg ci jakarta yi déjà commencé ngaa dégg jakarta yi ak accident yi
commencé ngaa dégg sareet yi loolu doon lu ñu gënal parce que jakarta yi dañuy yeb suñuy mbokk lañu sareet yi ñuy yeb suñuy mbokk lañu mais nag buñ ñu bundu xataalit ba amuñu fuñ jëm Macky Sall bi mu toogee ak léegi mi ngi soog a gis grève bu fekkoon ñun dañ koo contesté wala dañ koo mere wala bëgguñu ko kon tey doon suñ premier grève te daanaka mandat mi ngi bëgg a jeex toog ba sa mandat di bëgg a jeex nag population bi ëpp doole ci sa population jóg réagir nii war naa xoolaat boppam na am pour jàppale population bi jàppale chauffeur si surtout nag chauffeur si chauffeur si nañ leen jàppale ngir yàlla ak yonente bi nii ñu tënkee transport bi chauffeur see ko gën a mën a tënkee transport bi nañ jàppale chauffeur si ngir yàlla ak yonente bi ñu embauché leen di leen fay retraite ba ëllëg si biir ñu mën a yor ay jabar ak doom am seen kër yi bopp wasalaam. liggéey bu xaw a métti loolu xaw a yéeme ndax tey ñun lu ñu métti la ñuy wax man mun naa waxal apprenti yëpp tey parce que samay rakk lañ te ba léegi apprenti la maa ngi lang démb ci guddi buntu Pikine la ñu nekk ñun te ku nekk xam na ni fii dafa may bandi yoo xam ne dañoo nekk suuf pont bi fii ci ginnaaw ku ne xam na ko ñoo fi agressé di dogale ñun dañoo grève boobu ba léegi ñu ngi toog suñu kër tëjuñu oto yàq ñu ay noble lañ parce que duñu yàq ndax dañoo xam suñuy droit ndax nit ki boo xasee ba yàq mooto am dëgg ci kaw doomu aadama booba léegi oto bu ñu mënta jàpp tamit ñu ngi koy sotti huile jàpp chauffeur bi doo ko fenn wala jël oto bi dem jàpp ko doo ko fenn ba léegi yàquñ oto kenn mais buñ jël ay nervi doo ko suñu biir di leen xeexee am na joo xam ne man mun naa ko delluwaat état bi ndax si ñoom la à chaque fois ñoom ñooy def genre acte yooyu noonu démb ku ne xam ne fii li fi xew ci boo marché doy na waar trop ku ne xam ne fii li fi xew ci boo marché doy na waar bu ñu demee ba nga xam ne ay bandi ñoo tëbee fa la ñëw dugg si suñu apprenti yi raxaloo ñoom te booy tamit mënuñoo gis oto buy tàkk benn oto mooy tàkk ci ko EPS bi booy wàcc di dem di jàppale ji chauffeur parce que nit oto moo bëri yërmande nit oto yërmande kese la amul ku gën xool nit oto amul muy man di sama morom di sama papa yi taxaw ñun ñëpp ñoo bokk yam mënuñoo xool kuy souffrir te duñu jàppale booy wàcc dem di jàppale gars yi am ñu wàcc jóge buntu Pikine bande yi jóge buntu Pikine ñëw raxaloo booy yi taxaw fii di dogaale oto yi di leen yàq ñu ne apprenti yi la daanaka xaaju apprenti yëpp nekk police bu géej waaye instant ñu téye gars yi ci biir oto yi lañ dugg di jàpp parce que policiers yi tamit ñoom mënuñoo comprendre parce que bu ñu ñëwee taxaw xool ñu gis kat ni ñi def les faits bi ñu paree dañoo daw dugg si oto yi ñoom tamit dañuy jàpp ni ñëpp ci oto yi lañu liggéeyee te or que ña def liggéeyuñ ci oto yi daanaka ña def ak ñi jàpp du benn ñu leen nag di exiger immédiatement nañu libérer suñu ay éléments parce que tey ñun ñooñu noonu ay responsable lañ comme ñëpp li ñuy ñaan moom mooy nañ leen libérer immédiatement sans condition parce que tey apprenti yooyu dañoo yor ay responsabilité am na si ñoo xam ne ñoo yor seen kër yi am na ñoo xam ne am nañ ay jabar am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi seen ndey ginnaaw seen ndey yi xamuñ ci lu ñu nekk instant bii nii ndax jàpp nañ yóbbu leen kenn xam fu leen yóbbu am nañ ci nag ci dernier niveau peut-être ñu ne Guédiawaye la ñu yóbbu te defuñ dara Pikine ñu ngi ñaan képp koo xam ne am nga ci mën nga ci dara nga dem jàppaleen ñu ko te Macky Sall nag maa ngi lancé benn appel man sax du ma Sénégalais buñ mënoon jaay réew mi ku nekk jël wàllam man sama wàll jot naa ci yàgg na génn réew mi parce que ni mu ko yoree ñun sonn nañ amul benn chauffeur boo xam ne tey di nga tëdd nelaw ba yandoor amul benn chauffeur boo xam ni am nga kër gu baax ndax lépp loo nar a am alkaati yi nga koy jox toog li nga tey amu ci benn chauffeur boo xam ne tey boo demee këram di nga ko nawloo ndax yow tey li nga war a am war ko dem jox sa njaboot boo demee jox ko alkaati bi kañ ngay am yow ñu taxaw ci ko tali bi ay arnaqueur man xoolal si pas peur li may wax ma ne Macky Sall na wàcc wax ak ñun parce que il est le président de tous les Sénégalais na wàcc wax ak askan wi na wàcc wax ak axlu transport na wàcc wax ak axlu carte grise na wàcc wax ak axlu permis oto boo dugg xam nga tey oto li mu yor moom doo nga moo ko attan oto boo dugg apprenti yi mën na sept personnes apprenti yi oto boo dugg fii nii apprenti yi mën na 7 apprenti ak ñaari sirumaan ak chauffeur bi muy ñett wala ak ñaari chauffeur ak ñaari sirumaan kon oto boo dugg personnel bi mën na 10 personnes amul benn bureau bu ko attan Sénégal amul oto rek moo ko attan kon ñun bu ñu mayoon jàmm fu ñu jëm nañ ñu may jàmm gis nga li ñuy exiger nii li ñuy ñaan di ko xeex na Macky Sall wàcc wax ak askan wi mu jeex
na Macky Sall wàcc wax ak askan mu jeex mais président boo xam ni fu réew mi nee groupe rek nga ne mes président boo xam ne fu réew mi nee groupe rek nga ne mes dégg naa ñu ne ma nga Chine mais ñu ngi koy xaar ñun ñu ngi koy xaar na ñëw wax ak ñun feeg ñëwul duñ bàyyi. di leen nuyu di leen sargal te di leen xamal ne métit bi ñun ñëpp a ko bokk ñun ak yéen ndax day loo xam ne nii maanaam bu kenn ne chauffeur si def nañ nangam wala syndicat yi def nañ nangam nan wax ne gouvernement bi def na nangam ndax syndicat bi mu commencé grève bi ak léegi bi mu déposé prêt de grève ak léegi ça fait 2 mois ci biir 2 mois yooyu bu fekkonte ne man sama xalaat maa bokk ci li nga xam ne nii moo ëmb transport nekk ci gouvernement bi dinaa régler lii bu yàgg ndax nan gëm ne nag chauffeur ñoo yor réew mi chauffeur si ñoo yor réew mi ndax su ma waxee loolu war ngeen ko mën a dëggal ci ñaari fan yi nga xam ne nii moo jàll ban dugg tey ñetteel bi fan bi waaw li metti chauffeur bari na lool maanaam sunu njiit yi wax nañ ci waxati ci jërëtut di wax maanaam li ñu amal solo tey nga xam ne nii moo ma tax a jógee Kër Massar ba fii nga xam ne nii presque dama koo dox ak fay ci saret téeméer mooy emprunté yi ñu fekk seen biir oto jàpp leen te emprunté yi leen tax na jóg oto bu doon tàkk ci biir kii bi la ñu génn di ko dimbale loolu leen tax a jóg léegi nag nee nañ ay samba booy rax ci biir di toj oto yi ñu samba ba police ñëwee samba booy yooyu daw ñii dugg ci garage bi ñii daw dugg ci àll bi dem seenu yoon ndax xam nañ ne secteur bi ñu nekk nii secteur woyu la waaye xam nga ne emprunté yi amul benn emprunté bu sa patron ne la bul toj oto bul taal oto nga dem di toj oto wala ngay taal oto amul. kon nañ seetaan mbir mu bu baax te libéré emprunté yoo immédiatement ndax ñun loolu moo ñu tax a ñëw fii loolu mooy li ñu intéressé fi ñu toll nii ndax garab bi moom ñi ko ŋànk moom ŋànk nañ ko te bu incha allah li nu bëgg buñ ñu ko defalut duñ ko mës a bàyyi ilaa yawmi diini. vraiment métti na mais nag doon jógewul ci suñu cabab gënaluñu nu woon sañu sagoo alors duñu am benn problème bay def grève de 72 heures de temps métti na méttilu nañ ko aussi mais nag seulement jaam day fexe yàlla day dogal gënaluñu yàlla na ko fi yàlla yemale ci bis bi tey moo ñu gënal mais nag man damaa jiite dama doon koo xam ne nii maanaam li olof yi wax boo jaayee mbaam jënd mbaam njëgu mbaam dootu la jaaxal man doon naa président doon naa vice président ci mouvement doon naa secrétaire général kon nag ci biir maanaam transport am na lu ma ci représenté mais nag dafa am geneen kuréel goo xam ne fi mu ne dama ko sos muy l'association des anciens chauffeurs du Sénégal nga xam si ni ñun politique dañ ne woon apolitique lañ mais fi ni ñun politique lañ kii nga xam ne moo fi nekk di Macky Sall yéen lan la Dakar Buzz na ngeen fexe ba mu dégg ko ñun dañoo sos benn association boo xam ne lu ko fi jëlee moom la ñu taxaw fi ni nii bu grève bi passé fi ni nii daf ñuy abal te buñ ko waxee war na koo gëm Senghor da ko mos a wax ay at ne ñii di nelaw bés bu ñu yeewoo da ngeen xam ne yeewu nañ ñun nag dañoo yeewu fi ni nii Macky Sall danañu abal ci nii wala ca nale wasalaam. ginnaaw bi ñu jógee boo marché ñu ngi fii ci buntu Pikine ngir xool gis-gisu population bi si ñàkkum oto bi nga xam ne am na ci dëkk bi. ok waaleykum salaam waaw man la Lamine Diawara Gambie laa dégg dama ñëw fii ni rendez-vous waaye dañ xala am jafe-jafe si mbiri oto démb ñëwoon nañ fi moto amut tey tamit di same thing mënuñu am oto yaa so fu mu nekk nii kay ñii ñu ne driver yi dañ nekk di gëlëw depuis Tuesday ba léegi so ñu ngi ñaan the Senegalese government for them to at least work with the government to facilitate those that are here wanting to travel and in order to attend the presidential election so loolu laa am nag pour wax leen asalaamaaleykum. dem beeg dikk bi ñaari fan yi nan ngeen ko dundee. waaw métti na nag comme tout Sénégal rek métti na trop waaw métti na moom vraiment man maa ngi dëkk ba Mbaaw mais pour ñëw fii da ngay taxaw ba sonn mais sant yàlla rek foo ñu dem foo ñu dikk parce que suñu liggéey moo ñu permettre ñu toog quoi foo ñu ñëw teew mais sant yàlla rek di ñaan ni mu jeex ak jàmm loolu daal la ñuy ñaan. non man bon kon Mbaaw laa dëkk su may génn sama gars yi may indi ba fii buntu Pikine après voilà quoi ma jël clando yaa ngi daw entre Pikine ak Alassane Djigo voilà mais su may ñibbi laay am problème temps en temps quoi mais maa ngi xaar dem dëkk bi dina chargé dina fees mais ni ñuy def obligé ñu yëg pour dem rek voilà. waaw ñu toog waxtaan rek xam nga même guerre sax si waxtaan lay mujj quoi nañ toog waxtaan rek
état bi tamit jàppale chauffeur yi quoi si lu ñuy xeex ñoom ñu ngi seen droit quoi ñu xool nan la ñuy def à court terme pour ñu reprendre à long terme ñu xool seen yeneen jàmmat yi ñu mun leen see jàppale quoi comprendre nga parce que ñun neen la quoi état bi ñun ñoo leen fal pour ñu nekk lañu fi kon waruñu seraan tamit population bi di souffrir nii quoi vraiment ñu ngi souffrir bu baax a baax léegi chauffeur yi amal lu ñuy jàmbat lu ñuy ñaan lu ñuy wax mais nan lañ ko fajal bu ñu mun fajal léegi sax ñu faj l'essentiel quoi après ñu xool li si kanam lu mën a faj ñu xool population bi lu ñuy daj am na góorgóorlu yoo xam ne mënuñu toog foo ñu dem xam nga ñoom bu ñu xool seen bopp rek seen confort bu fu ñu nekk ñoom xam nga ñu fàtte le bas peuple quoi man daal loolu laa am lu muy wax rek di ñaan affaire bi jeex si jàmm quoi Sénégal yi reprendre seen activité normalement. waaw xam nga Sénégal moom maam ñu ñëpp ñoo war a defar ko ndax chauffeur yi tey jii maanaam bon ànd naa ci liñ def ànduma ci quoi parce que tey jii ñoom conséquence bi ñoom ñoo ko andi quoi parce que boo xoolee peut-être corona bi ñu yokkee paasu oto yi bi ñu wàññee paas yi ñoom kenn nangul wàññi diggante bu gàtt boo dugg di fay 200 kon ñoom ci affaire yi si ñoom la njëkkee mais buñ leen wooyee waroon na dem wuy ji waxtaan ak ministre bi parce que lii baaxoo ci réew waaw loolu daal laa digg nañ dem wuy ji ñu dem liggéeyi ndax lépp ñoom ñoo ko andi de ñoom biñ wàññee kaar yi fii diggante booy dugg 100 francs ngay fay foo doon fay fukki dërëm 100 francs ngay fay te biñ koy def boobu corona bee taxoon bi affaire yi jeexee mënoon nañoo wàññi waaw kon ñoom tamit ñoom kenn demuñu des waaw nañ dem wuy ji Sénégal li baaxoo ci réew moo xam ne maanaam dem ak dikk la boo téye oto yi kenn demul kenn dikku loolu baax mais ci ñoom rek ci ñoom la de waaw. waaw non man moom xawma lu ci làqu woo nañ leen nañ dem wuy ji ñu trouver solution mu jeex ñetti fan ci réew oto dawul dikkul loolu baaxul ci réew loolu moom Sénégal rek la am Sénégal moom grève ñetti fan li ñu lijjën sottiwul loolu fi rek la am Sénégal réew mi nga xam ne dafa moo gën a dellu ginnaaw ci pays yi ñu grève ñetti fan oto demul dikkul fii rek la am de barke Sëñ Bamba fii population bi nañu yeewu maanaam bañ a dépendre ci wax yu ñu xamul nit ki lépp looy def na ko maîtriser xam ko yaa ngi dégg ci problème mu élection lañ nekk lu nekk dina am parce que nguur moom suñ ko bëggee daaneel ku nekk fa nga nekk da ngay taxaw di saboter noonu la état noonu la quoi ku nekk fa nga nekk soo bëggee saboter fa nga nekk saboter ñi di yokk ñi def nii ak nii quoi mais nañ xam ne Sénégal benn bopp la ñu ñoo ko moom tey jii ñi fi nekk daaw lu ñu ko seen njaboot ak leen di xaar de waaw état bi ñoom rek nañ démb tey doog a ñëw loolu daal la am lu may wax. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp Birane Leye la Dakar Dem Dikk grève bi moom wax dëgg yàlla ñun niñ ko gisee mooy nit ki am nga droit grève mais boo grévé bul yàqal keneen ki Dakar Dem Dikk di société nationale la patrimoine national ku grève am nga droit téye say carte Dakar Dem Dikk grévul kon ñoom nañu bàyyi nit ñi liggéey waa Dakar Dem Dikk liggéey seen liggéey jàpp bis yi di yàq wala dara loolu jaaduwul loolu dañ koy dénoncer di ko ñaawlu état nag dafa war a jël ay responsabilités am sécuriser bien public bi mooy yëfi Dakar Dem Dikk ndax ñëpp ko bokk sunu xaalis la ñuy jëndee bisu Dakar Dem Dikk yi waaw loolu moom moo metti si grève bi ñoom am na lu leen naqari ñu koy grève Dakar Dem Dikk am na lu ko naqari est-ce que buy grève ñoom dañuy taxawal seen bis yi wala Dakar Dem Dikk day yàq seen bis yi beneen bi mooy état lii grève bi da say war a jël ay responsabilités am jël wane ne société nationale dañ koy dooleel tey jii bu fekkoon ne Dakar Dem Dikk doon na jiitu na si transport bi muy interurbain ak urbain grève bi du demee nii donc état lii war na koo yee mu dooleel société nationale gis nga pays boo bëggee mu dox doo jël lépp nga bàyyi ko privé yi da ngay jël sa société nationale nga dooleel ko dote ko ay bis yu bari mu mën a assurer transport bi tey Dakar Dem Dikk tey bu nekkoon si yenn société bu mag a mag a mag grève bi du demee nii ndax lu bon mu ngi ciy def ay rôle am kon nag dañuy lancer appel rek le président de la république mu gestu société nationale. beneen bi mooy ñii di syndicalistes yi di grève nañ wax ak grévistes yi am nañu droit téye seen i car kenn bañalu leen ko mais ñii liggéey amuñu préavis de grève bokkuñu si benn syndicat wala seen i syndicat ñoom grèvewul mais nañ leen bàyyi ñu liggéey loolu laa ci amoon si lu ma si wax ci grève bi. léegi yéen da ngeen a yaakaar ni yàq boobu transporteurs yi ñoo ko def wala population bi. non xam nga population bi du yàqulu mu moom mais ñoom ñiy wax soi-disant de ay conducteurs la ñuy wax wala ay chauffeurs wala ay apprentis
donc c'est inacceptable ñum ñuy bàyyi nit ñi nekk si kii ñoom ñu toog foofu na travailleurs yi wax lu tax démb si grève transporteurs yi les grévistes syndicats yi waxuñu démb si yàq gi ñuy def di ko ñaawlu te gis nañ ko à la télé ñu ngi gis vidéo yi mën na si cité Diourbel dañoo fekk bis yi taxaw ñu ne ñoom ay conducteurs lañ toj ko am ñu si jàpp ñu taxaw nañ leen génne par force on est dans quel pays ñun li ñuy ñaan mooy ñooñu ñu jàpp nañ leen sanctionné punir leen dëkk bi warut a mën a dox si inertie lu neex waay def loolu c'est inacceptable waaw. transporteur dañoo war a yëkkati ne leen taxaw leen seen i oto te ngeen bàyyi yàq ngeen di yàq ñoom gën déggaguma kenn ku si taxaw wax ne yàq gi ñu yàq nañ ko bàyyi kon dañoo cautionné lool démb man avec mes propres yeux gis naa parcelle ñuy jàpp ay jakarta di leen dóor a yet si lan lañ ko teg ñoom nañu grève rek bu ñu grévé bu dee impact bi ñuy woote gis nañ ko askan wi sonn nañ wax ak syndicat nañ wax ak état te bàyyi ñi war a liggéey ñu liggéey ndax Dakar Dem Dikk yëfi état la loolu laa si amoon si lu ma siy wax ci grève bi maa ngi jégalu bu baax jërëjëf